waaye ñuy saw foofu ñu ëpp mooy commerçant yu jóge ci marché bi te foofu yàlla xam na ni douche am na foofu waaye ñu ci ëpp dañ ne du ñu fay pour saw parce que am na juróomi dërëm xaw ma fukki dërëm yoo xam ne dañ leen koy laaj pour ñu utiliser toilette yooyu mais ñoom nee nañu loolu duñ ko fay ñu dem saw yi ci mur ba moom moo leen gënal. ndax yéen tegoo leen répression pour loolu noonu. mais kooku teg nañu souvent répression on a mis la police là-dessus am na aussi ay xale yoo xam ne ci mairie bi lañ doon liggéey ñi ngi taxawoon di leen surveiller waaye ñu ngi ci wane dëgër bopp bu nga xam ne bii amul app loolu tax na ba temps yi mujj yi gis ngeen décision bi ñu jël parti boobu nga xam ne nii ñoom dañu foog ne pàkk bu libre la ba tax ñu mën na ci def lu nekk parti boobu léegi dañ ko jox fleuriste yi léegi ñi ngi aménagé ba lu gisee bàyyi nañ foofu yëpp ñu ngi commencé di installé wu et bu boobaa léegi dinañu am ñoo xam ne ñi ñoo koy garder en permanence bu ñu fa amee seen alal yaakaar naa ni ñi fa doon ñëw saw dootuñu fa ñëw sawal. ku ne HLM nag sa xel ca marché HLM ba lay dem marché boobu nga xamee ni daanaka ay loraange yu bëri jural na ko askan wi dëkk ci biir marché bi ndem sax nag am na ci ñenn ñoo xamante ni ñoo luwee seen i véranda ak yu ni mel yenn ci jaaykat yi waaye mu mel ni tey jii ña leen gën a sonal moo di tablier yi. HLM sunu jafe-jafe nag du dara lu dul ñuy jaay fëgg jaay fii ci ginnaaw nga xam ne duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg. marché bi day ngi nii xam ay daan doole rek a fi nekk waaw marché baa ngi nii daan doole yee fi nekk bon yenn saay nag mu am gars yi di doo dàqee yooyu ak alkaati yeeg yooyu. léegi bu ay xew amee doo mën a bâche sa invité yi du ñu mën a nekk à l'aise déjà gis nga si biir kër gi nu mu mel amul espace amuñu cour te ci biti nga mën a bâche mën a defal sa xew yaa si gis koo xamante ne da ngay jaay sa véranda pour mën a parvenir yeneen besoins yi parce que ni ko gars yi di waxee crise bi mooy waral yenn yi bon benn côté mënuma condamner leen parce que ku nekk yaa xam li ngay vivre sa biir kër. marché bi dafa surchargé li ci nekk ci tablier ambulant dañu bëri trop te am na zone yi ñu nekk yoo xam ne wóorul beneen jafe-jafe yi tam mooy problème mu tali wóorul parce que am na ñoo xam ni surtout ñu nekk ci deux voies yi ñoom ci kaw canal bi ñu fermer la ñu ñëw def ay cantine te cantine yi poids boobu bu tawee du ko attan mun nañu surux te loolu wóorul. surtout bu tawee ndox mi daf ñuy sonal du dem après bu tawee paye saa kër yi day fees il faut nga nekk di ŋàcce dañoo sonn parce que bon mbaar yi ngay gis nii avant amuloon fii benn jardin public moo fi amoon nit ñi di fi toog di jël air di waxtaan da ngay gis famille bi génn famille bay génn ñu toog ku nekk toog daal mais chaque kër ku nekk 2 bancs nga amoon ñu jékki-jékki gis gars yi marché bi ci biir ñuy wàcc di ñëw bon mu jékki-jékki affaire bi débordé wu gars yi mënatuñoo contrôler leen tu vois ñu demaat ba régime bi ba fi ab ju fi nekkee woon mu jëlee leen fii ñu demaat ñëw ba xam nga affaire politique rek waaye gars yi dem ñëw mais mu dem ba ci yàgg ñu jékki-jékki indi mbaar yi ni jaay leen ko gars yi installé woo léegi xam nga dañ leen ko jaay xaas bi ñu leen ko jaay dafa bëri parfois da ngay dégg kii ne benn place jëndee naa ko 400 000 ki lee ne jëndee naa 2 places yi 1 million xam nga kooku pour yëkkati ko dafa métti te maire bi fi nekkoon HLM da leen a jox ay këyit mais léegi loolu nag pour nga doxaat ci il faut nga am fooy kii ak ñoom te loo gis naxante la bon ak projet bi ñu gisoon ni gars yi di defaral tali bi ñu béggoon ci bon man sama point de vue je me suis dit que bala ñuy defar tali bi pour mu baax waroon nañu xool nan la ñuy def xaw leen a yëkkati defar ba mu baax mais pas yëkkati leen carrément tamit parce que bon li ñuy def moo gën nga sàcc wala nga tàll nit loxo ndax jamono bi dafa métti mais ñu may leen tuuti ñu defaral kii bi ak yow parce que lii yëpp ñun ñoo ko bokk waaw mais sonn nañu ci inondation yi sonn nañu torop sax ci inondation yi ku ñu jàppali jël te gis nga at bee passé cantine gi ñu jàkkaarloo ni ay tailleur moo fa nekkoon léegi waa ji nekk ci biir di ñaw mu jékki-jékki ak chaleur bi mu tàng ak machine bi ak yooyu noonu mënatul supporter chaleur bi mu daanu léegi le temps ñuy woo sapeur bi di ñëw na mais mënuñu dugg
fële dafa tëj fii dafa tëj événement yi mënuñu dugg day obligé jàppoo ko dem ba ci angle bi pour wut taxi gaa gi jël nañ ko taxi bi mais foofu moom y avait plus rien le temps ñu yegg biir hôpital poste de santé yi waa ji noppalee ko mais bu amoon ñu amoon tuuti espace xëy na loolu doon am mun a am muñ a ban am ndax moo yàlla rek xam. waaw xëy na ci gestion yi passé ci mairie bi on n'avait pas souvent prêté attention ci fi nga xam ne fii la ñu war a installer borom taabal yi am na loo xam ne li sax ñun suñu wàllu bopp naxoorloo nañ ko mooy taabal yi nga xam ne dañu nekk ci diggante ñaari tali yi loolu tax na ba dem beeg dikk bi ci biir marché bi yombatul te defe naa ni li jafe ci marché bi yëpp foofu la jógee ñu ngi def ay waxtaan pour jéem a seet naka la ñuy réorganiser fonctionnement marché bi de façon générale loolu moo tax ba ci suñu initiative organiser woon nañu benn journée de réflexion boo xam ne bii Blaise Senghor la amee woon ñu boole woon ci ñëpp nag mairie de ville mairie arrondissement concessionnaires yi Senelec Sonatel SDE la police protection civile tout le monde tous les intervenants au niveau du marché y compris les commerçants et les résidents pour ñu waxtaane problème marché bi parce que léegi marché bi dem na ba mel na ni amalatul njariñ kenn du commerçant bi du concessionnaire yi du mairie ville du mairie arrondissement mel na ni daal yëf yi dafa càng alors waxtaan yooyu nga xam ne dañ ko amaloon moo doon pour cànganti ko fexe ba yëf yi ñëwaat à la normale mu laaj nag ñi nga xam ne ñi dañu nekk ci lu jaaduwul ñu dellu si lu jaadu et ñi nga xam ne ñi nag ñu ngi ci lu ñu gis ni moo jaadu ñooñu ñu renforcer leen ci loolu. dundee yaakaar la ñu bëri ci HLM di def tey jii ak acte 3 de la décentralisation bi nga xamante ni jàpp nañu ne marché yi commune d'arrondissement yi ñoo koy gérer seen bopp directement. par rapport ak acte 3 bi je crois bien que dinañu am toute satisfaction parce que ku dañ ne ku ci nekk da am sa autonomie financière marché HLM dañ koy jël en charge ak Solida fexe ñu mën a suñu environnement ñu ko defaraatee par rapport ak acte 3 bi président ne moom lay dugal. loolu daal ñun biñ ko déggee amoon nañ ci mbégte ñu doon xaar nag pour gars yi def ko waaye amoon nañ ci mbégte gaa buñ ci jàppalee moom dinañu kontaan waaw buñ ci jàppalee loolu dinañ kontaan. bu ñu waxee ci lu jëm ci wàllu commune d'arrondissement yooyu sax tey jii ci HLM ñu bëri gis nañ ni fukk ak juróom benni candidat ñeel élection locale yi doonut lu jaadu. 16 candidats ci biir commune bëf ñaaw na ku nekk ñuy xëccoo pour liggéey te bu ñëpp jàppoo liggéey fekkee moo leen tax a jóg suñu HLM dina dox suñu HLM daal dina changer encore parce que ñun sonn nañ ci commune HLM ñun bëgg commune buy dox. Actuellement on en a marre de cette commune yi nga xamante ni yeneen gars yi nga ko bëgg a xëccoo ñu jox leen ko ñu gënuñ ko yàqal bëgg nañ un avancement de cette commune comme France ñu HLM comme France référence bi nga xamante ni dafay doxal dëkk daal. gars ñi dañuy wax rek politiciens yi mais y a pas de suivi. bëgg nañu xam tamit vision wu candidat yi ak maire bi ci biir ñëw parce que HLM am na 16 candidats loo xam ne mosu fee am c'est anormal. te bëgg nañu képp ku koy defar fekk mu koo xam ne bëgg na HLM xam na HLM te mën na développer HLM te bëgg nañu waa HLM ñoom ñëpp ñëw bennoo ñoom ñëpp ñu liggéey HLM. man li ma gënaloon ci sama wàllu bopp moo doon HLM ñu am benn liste kese parce que donte ne pour liggéey kese la liste yu bari dafay éparpiller force yi mënoon nañu taxawal benn liste loolu ma doon gën naturellement. et puis nag ci secteur bu nekk ñu seet doomu HLM yi gën a yelloo ñi ko gën a mën ñu teg leen ah loolu moo doon avantage u HLM ah ñu fexe ba bonne volonté yëpp ñi nga xam ne ñi dañu bëgg a dugal seen loxo ci liggéeyu mairie bi ci liggéeyu cité bi ñu recevoir leen et ku ci nekk ñu teg la fa nga xam ne fii mooy sa place pour nga gën a mën a dimbali HLM bari waaye liste yi nag bon c'est un fait que nous tous nous avons constaté te xamuñu tellement lan moo ko waral
waaye man ci damay rafet njort ne su fekkente ne c'est un engouement qui reflète un certain engagement des populations à participer dans la gestion de leur cité, je dis tant mieux. comme ci gox yu bëri fii bu ñenn ñi di ŋàññi seenug maire naan xamuñu ko ña ca des ña ngi koy tàccu waaye itam am ñoo xamee ni ña ngi koy joxi conseil ngir rek lépp mën a dox foofee ca HLM. ñi ngi sant yàlla bu baax ndax suñu maire bi ñu am kat bàyyi ñu benn yoon suñu trottoir yi ngi daan jooy maire defaral nañu ko defaral nañu fi lu ne lu ñu soxla ci moom guddi ba ci bëccëg dañ koy guddi ba suba dañ koy am maire boo xam ne bi moom mooy déplacer uti population bi. xam nga kooku moom kenn mënul am payam. fii ku xewle Aly Diouf su tànkam ñëw itam loxoom ñëw na du tabaski du koor du gurmeti paak ku ci nekk da lay indi sa da lay jox aide jox la sa enveloppe joxe fi ay sukkari koor kon nag maire bu mel noonu soo ko amee man su fekkoon ne leneen la gënu ma day gënu ma baay kon ma xëpp ko ay xeer ni këpp xeer. fii képp ku fi taxaw ne yaa ngi tëgg sa ndënd 4 candidats rek fi am ñeenti candidats yoo xam ne bokkuñu woon ci conseil municipal waaye lu ko ñoom ñëpp ay conseillers la ñu woon. man maire bi man xamuma ko maire bi xamuma ko mosuma ko gis bañ ma koy mës a joxeñ booba nekkagul sax maire mosuma xalaat ni dina nekk maire wala moom ci boppam ñi ko fi xàmme wala ñu ko fi ràññee bëriwul maire HLM ñi ko fi xàmme wala ñu ko fi ràññee bëriwul. gisuñu ko ci dara gisuñu ko. fii HLM ñun booy maire bi su romb nuñ la mën a wax kii mooy maire bi bëri na dem nañ maire ba maanaam bokk si benn association ñun fii yëpp ay association la ñun booy pour la mën a sax xool nu ñu dimbalee suñu bopp maire bi xamuñu ko xamuñu maire bi xamuñu adjoint maire xamuñu dara tali bañ ko defaree yàggale élection yaa ngi ñëw ñu bëgg ñu jox ay calmant pour nax ñu. maire de Dakar ñoo defar lii nii. sunu maire bi defu fi dara def ko HLM man HLM 3 laa dëkk jóge fa ñëw sëy si fii mais defu fi dara sunu tali yaa ngi nii xale góor yaa ngi nii bu ñu xëyee gis nga fi ñu toog naan ataaya lañ fi nekkee heure añ jot pause ñu dugg añ ñëwaat toog loolu amul sens. Ayel Ndongo jaar na fi Abdou Fall jaar na fi Dieng jaar na fi Ali moo fi mujjee jaar wante def na fi loo xam ne benn maire defu ko fi franchement parle bu ñuy wax dëgg te yàlla tax rek jàmbaar la. liggéey na HLM parce que tali yaa ngi fi yàgg na depuis 64 ba léegi avant ñuy juddu tali yaa ngi fi woon yàqu Ali ñëw defar na ko lamp yi lépp Ali taal na ko. Ali am na vision formé na boy yi ñu am permis mu ngi def restauration suñu série di ci liggéey formé na en pâtisserie ah yooyu yëpp ñun yooyu yëpp mu ngi ko liggéey ñun ñu gis ko. toppuñu ko ndax politique. toppuñu ko ndax leneen benn jafe-jafe nag la ñu am ci réalisation bi muy les voitures yi bëgg a def fii garage te vraiment kenn du def un luxe pareil nga xam ne chaque soir chaque matin tout le monde dañuy ñëw fii di doxantu mag ñi tout ça vraiment c'est un joyau boo xam ne bi la voiture matériel la ku dem ba am oto war nga mën a am feneen foo ko teg. bëgg nañu xam tamit mairie bi ni muy fonctionner budget bi bu duggee ci loxo ñan lay jaar président commission yi bu ñu leen votelee seeni budget fan ak fan lañ koy dugal parce que tamit wax naan maire bi c'est vrai mais commission yi ñi koy yore ñi ñuy voter budget yi président commission yi ak conseil yi nekk foofu naka la ñuy fonctionner ñun bëgg nañu waa HLM ñoom ñu leeral ñu ko. lamp yi tali bi maire de Dakar sax moo fi ñëw xam nga defaral ñu sagarul yenn tali yi nii maire bi def fi dara ñun xamuñu sax maire HLM. defe naa xëy na bi ñuy door loolu amoon na parce que bu fekkente ne liggéey daf la jàpp du toujours ngay disponible pour yenn activité ci biir quartier bi waaye ñi ma fa màggandool ñëpp xam nañ ma xëy na les jeunes générations ñoom dese xam parce que xëy na bi ñuy màgg ñoom fekk ne man maa ngi woon ci liggéey aussi bien à l'extérieur du Sénégal que loin de Dakar aussi alors mais depuis 2009 ak léegi defe naa ni def nañu effort yu bare parce que man sama wàllu bopp
saa yu ma ko jot mayee dinaa teew ci dëj yi maa ngi ci kër yi di nuyoo saafonte ak nii di nuyonte ak ñoom maa ngi tamit ci xew-xew yi nga xam ni mi ngi am ci quartier bi loolu may na ma ba am na ñu bare yoo xam ni jot nañu xamante ak man bu dul loolu it indi nañ fi benn innovation boo xam ne bi dama ko tuddee le conseil dans la rue damay demander population bi chaque fois bu ñaar ak ñetti nit buñ ma soxlaa ñoom ñu bañ a ñëw ci mairie ba waaye nañ ma woo man ma fekk si leen fi ñu dëkk toog waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni moo leen intéressé muy problème mu mairie bi souvent dem naa ci ay quartiers yoo xam ni j'ai été reçu par 30 ou même 50 personnes ma ànd ak sama yenn conseils yi ñu toog di waxtaanee problème mu mairie bi. ci HLM nag jàmm rek la fa askan wa nekkee ni ko soxna si di mandargale ci dimbalante yuy dox ci seen biir. fii dañ fi am mbootaay ku xewle macha allah ñëpp jóg dimbali la jàppale la ci sunu doole sunu trésorier ni may présidente bi góor ñi wa daalikal noonu fii dafa am comité de gestion jàkka ja. Asalem Angalmous ñu di ko wax Asalem 6 mooy fii waaye ñu baax fi dëkk ñëpp jàmm la ñu nekkee dañuy demante dañuy dikkante duñu xeex duñu xuloo. mbokki xarit yi ñu seetaan mu doonoon seen émission sama gox mon quartier fii ci HLM 1 ba 6 Sen TV di leen dig daje ci beneen gox dama ci xool askan wa nañu toggee la leen neex ak la leen naqari ca fa ñuy dund.